mbokk xarit yu Seetaan TV online 221 lëkkaloo ci ak le réseau international diaspora en ligne yàlla def mu nekk le lien incontournable entre l'Afrique et ses diasporas ci kaw noonu lañ leen di invité nag ci seen revue bi di info migration nag dafay traité l'information bi nga xam ne dañ koy jot mu soxal diaspora bi waaye mu soxal aussi le pays de départ comme le pays d'accueil ndax léegi da nga gis nit dana bëgg xam fan la doom nekk mu tëticc jaaxal ko lool lu mu ci am rek mooy dem na léegi nga am ay écho ñu ne dégg jël na gaal sàngam léegi nga am écho ñu ne dégg nañ ko sàngam ainsi de suite donc day métti ñun nag dañuy fexe na di recouper les informations dañuy fexe aussi léeg-léeg di waxtaan ak yenn organisme ak yenn ONG yi à travers le réseau international diaspora en ligne pour au moins ñu mun a am ay écho wala mu ñu am ay éclaircissement wala mun a am ay témoignages pour au moins mun a gindi yenn parents yi ci dalal seen xel wa illaa mu nekk nouvelle bu neex waaye itam waa léeg-léeg dafay nekk nouvelle boo xam ne du neex waaye itam di leen di gën a ci benn côté mooy au moins dana am benn kumpa boo xam ne dana jóg ci ñoom ci kaw noonu nag tey nag xam naa duñ ci yàgg noonu ndaxte dañ ko bëgg a compiler muy info migration ñu boole ko tour d'horizon day tax ñu mën a waxtaan nag les représentants yi nekk dans les pays d'accueil ndaxte bu am benn programme boo xam ne dafa jaar ci diaspora en ligne ñu war ko mun a wisaare ci diaspora bi day rafet aussi ñu am fa ay représentants ñu mun a waxtaan ci li ni mel jamono ñu tembeet dafa am loo xam ne dafa soxal Sénégalais yi muy dëkkuwaay nag wax dëgg na yàlla ndax boo xoolee soit mu nekk boo xoolee moment bi ñu toll sax tembe ça fait ay at ngoog mu nekk un problème foncier dafa sax biir Sénégal ci côté bu nekk nag ba mu ñuy waxee yoon sa tembe y a des problèmes yoo xam ne ñu ngi taxaw yi ñu ngi tribunal yi ñu ngi koy waxee fii yi mu ngi jaaxal dëkk bi ñu ngi jaaxal askan bi waaye ci noonu nag mu am benn société boo xam ne bu ñu woy ISIS Sénégal mu ñëw mu teg loo xam ne xaw na fi xaw a jafe muy la location vente tuddee ko nag PROFAS muy promotion pour l'habitat des Sénégalais léegi ci ko PROFAS boobu nag mu doon ci lëkkaloo nag ak TV online ak diaspora en ligne pour mun ko yaatal nag dans les pays d'accueil macha allah loolu law na ba léegi jàpp ne dans chaque pays d'accueil lu mu bon am na un représentant de ISIS boo xam ne mu ngi cee collaboré ak représentant yi diaspora en ligne yi mu nekk liggéey bu mucc ay liggéey bu rafet macha allah moo tax dafay am xam ne bu ñu fa àggee ne dañu bëgg na jël ñooñu nag ñu mun ñu wax nag maanaam tembe naka la liggéey bi demee foofu noonu muy liggéey ISIS naka la ko expatrié Sénégal yi dundee foofu noonu ak fu ñu munti nekk ci àndoo wërngal këpp donc lu ñuy def tey mooy dinañ ci jot a jël ñaar parce que boo xoolee dans tous les pays d'accueil rek am nañu fi ay représentants waaye tey par rapport au temps bi ñu may dañ ci mën a jël ñaar waaye dañ mën a jël nag aussi quelques informations relatives à info migration pour mun leen ko yaatalal ba ci jiitu nag muy nag boo xoolee fële ci France dafa am lu ñuy wooyee OFPRA boo xoolee benn office la boo xam ne wax dëgg na yàlla mu ngi def liggéey mucc ayib ndaxte liggéey la boo xam ne dafay ñëw di jàppale les expatriés maanaam mooy les migrants irréguliers dañ leen di jàppale mais aussi ak yemul ci ñoom kese mais dafay jàppale aussi les apatrides pour ñu mun a xool dina recenser di xool seen wér-gu-yaram ak li ni mel moo am aussi lu ñu wooyee CNDA mooy benn cour national de droit d'asile maanaam képp koo xam dañ ci am àq yelleef pour ñu mun la ko saytul ak li ni mel yaa xam fi nga jóge la yaa xam moment bi ngay traversé la ak yaa xam ba nga accès la waaye seen biir liggéey nag dafa am luñ ciy jooytu nag du ñu ñoo koy jooytu waaye dafa am ay cicatrices yoo xam ne ñoom ñooy dem du toppatoo ñooñee ñuy wooyee ay migrants irréguliers ñoom ñu dem ba ci biir di jooytu li ni mel ndax ñoom seen jooytu mooy ñoom il faut ñu dawal yërmande gu tuuti ci ni ñuy liggéey façon bi ñuy poser question yi ndaxte boo seetloo tey boo xoolee tey ki nga xam ne tey amaan na bi muy bàyyi dëkkam di dem ne day wuti ji maanaam fu gën a baax ci ni ñu ko yaakaaree dafa nekkoon ci ay difficulté mu bàyyi difficulté waaye nag fa mu jaar nag mooy yaa xam ne da nga jaar ci Sahara wala nga jaar ci géej gi dafa nekk jaar gu métti waxuma sax danger bi nekk ci géej gi gese rek waaye léeg-léeg ci sa digganteeg passeurs yi sa digganteeg ñi nga xam ne ñoom ñoo yor kii dafay mel ne beneen trafic mu nekkaat ci bi mu nekkaat beneen mafia boo xam day métti am ñoo xam dañ balaa ñu jot nañu jaar ci ay viol ñi jot nañu jaar ci ay lu métti léegi nag boo fa àggee nag ak yenn wérél yi nga fay ñëwee ak yenn saytu yi ñu war a saytu yenn questions yi war a posé day gis ne dafay bëri problème yi ci am benn pour commencer léegi langue bi dafay nekk barrière déjà pour commencer bien vrai gars yi jël ay interprètes yoo xam dañuy waxtaan mais am na émotion yoo xam ne fi muy nekk ci biir nit pour génne ko rek il faut que waa ji bokk yow làkk pour mun a comprendre yenn yi te itam dafay rafet tamit nit ki bu lay enquête aussi mu bàyyi xel aussi yenn jaar-jaar yi ndaxte am na ñoo xam ne dañu am ay jaar-jaar yi métti dëkk yi ñu jógee ñu fa ci teyu bakkan dañ fa jógee ci ay tartar ñii ñu dóoleen duma yu métti ñii lu doy waar ñu dund ko foofu ñu jógee bu yokk ca la ñu daj ca géej ga ku bu ñu accès nag bañu dalal leen ba ci yenn centre de rétention yi waaw war leen toppatoo war a xool seen àq ak seen yelleef war leen a laaj seen traversée yi donc foofu ñuy bàyyi xel ca laajin ba mu nekk lu am solo kon kooku képp koo xam
xam ne yaa ngi dégg information bi ngay borom kaddu donc fexeel nga teg ci maanaam nga def ci sa kéem kattan mu nekk loo xam ne ensemble on va essayer maintenant de faire comment améliorer questions yi ni ñu koy poser parce que boo xoolee questions yi ñu koy poser kenn ku ne andi ngay poser parce que ki nga xam dafa jaar ci ay jaar métti mu la bàyyi dëkkam fi mu jaar moom dafa ñàkk bakkanam am na ñoo xam ne ànd naa ñoom ñooñu seen bakkan ñàkk nañ ko ci yoon ba kooku boo ko laaj aussi il faut nga teeyal kaddu yi donc laaj bi c'est très important kenn mënu ko bàyyi waaye ci laajin ba la donc ñu bàyyi wàcc xel bu baax a baax par rapport ak loolu di ñaaxaat encore suñu gouvernants yi suñu kilifa yi ñu gën a bàyyi xel ci tukki bi nga xam ne jaarul yoon métti na lool te ku ko bëgg xeex tamit doo yem rek ci wut ay garde teg fa wala nangam sang mais ci côté bu nanga ko xeexee partout où c'est possible rek war nañ fi mën a combat bi à commencer par des sensibilisations mais à commencer aussi par des formations mais à commencer aussi par xeex aussi fii aussi au niveau consulaire ak yenn représentants de ces pays d'accueil pour bu ko defee léegi ñu mën a yombal visa yi bien vrai que pays yooyu c'est les pays souverains waaye tamit il faut aussi ñu tamit ñu mën a dóor ci table un tout petit peu xaw a fipp tuuti doon def yëfu góor war na kat lii dafa rafetul ñu xeex ak ñoom un tout petit peu pour gars yi gën a oyofal yéen yi daal voilà xam naa bu ñu paree ci waa OFRA boobu ak waa CNV nga xam ne benn cours national la boo xam ne dafay jëm ci seen àq ak yelleef donc aussi lay tax aussi ñun tam aussi suñu organisme yi aussi am nañu ay ONG yoo xam ne ñuy xeex ci àq ak yelleef jëm ci expatriés yi foo aussi ñoom it ñuy entrer en contact ak ces organismes pour que xeex bi gën a neex mu bañ a yem rek ci ay wax ni kese mais mu nekk loo xam ne au plus profond gars yi xam ne kat wax dëgg na yàlla pays de départ kat am na ci ay ONG am na ci aussi ay autorités étatiques yoo xam ne jóg nañu aussi pour topp seen doom peu importe yoon bi mu jaaree mais fu mu munti nekk rek àqam ak yelleefam dañ ko war a saytu dañ ko war a delloo ba mat sëkk kon ñu leen ci jaajëf bu baax a baax ci information bi di ci jaajëf aussi waa suñu naataango waa info migrant yi nga xam ne ci ñoom la ñu jëlee information di ci jaajëf bu baax a baax aussi le réseau international diaspora en ligne di ko jaay seen turu DG mi maître Babacar Gueye présentement ñu ngi ko nuyu foofu mu nekk ak France ak tous les correspondants de la diaspora ci naka noonu nag xam naa nu ñuy def nag mooy li ñuy jéem a dem xoole un tout petit peu ba pare yem ba tey ci France boobu noonu ci France boobu li ñuy jéem a def rek mooy jéem a woo suñu naataango bi nga xam ne moom moo fa nekkal ici Sénégal ñu koy wooyee Baba ñu ngi koy kii bu ko defee léegi quelque asalaamaaleykum Baba waaw Baba yaa ngi dégg Baba waaw léegi voilà mu ngoog léegi voilà TV online ngoog diaspora ngoog léegi Sénégal ngi déglu léegi wax ñu léegi voilà naka liggéey bi naka la demee foofu noonu ca France ko nga nekk quoi. voilà ma ne waa fii moom suñu côté moom voilà franchement bon gars yi ñi ngi góorgóorlu bu baax a baax voilà moom parce que projet bi dafa neex a présenté depuis moo ko yoree présenté ko gars yi ba léegi aw ma ci benn déception quoi maanaam gars yi ku ma ci waxal rek daf ma naan affaire bi yeex nañ cee jot yeex nañ ko am donc loolu satisfaction la may jox quoi la may jox satisfaction waaw moom koy gars yi comme ni ma la ko expliqué rek ñoom koy su ma xasee wax kenn benn wax dem ci teg naan lii xewal la may tegal boole ci nag ne ma bon la plupart clients yi nga xamante ni dama leen xam ñoom avant ñoom su ma leen waxee balaa may pare sax ñu ne ma adhéré nañu parce que ñoom déjà ñoom sama dañuy gagner sama confiance ci man la ñu am bu nga xamante ni su ma leen waxee rek balaa man sax dama ma surprendre parce que xaaree ma ko woon ci ñoom mais ñoom su ma leen waxee rek dañ naa ma ah non yow kay saa yi loolu wax waaw léegi nag un tout petit peu sa diggante ak foofu ñoo ñu commencé à se passe ak les clients xam naa laaj yi dana métti trop moom. waaw gars yi moom des fois nga am ñu nga xamante ni xëy na dinañ am rek te li ñuy xalaat nii tuuti mais bariwul ñu ci compliqué daal parce que projet bi dafa neex a tegal xam nga projet boo xamante ni yow nit ki dana la kaay ma jox la foo xamante ni dama la koy tabaxal ba mu pare ñu jox la si caabi te duma la laaj dara loolu buñ la ko waxee xanaa boo wéradul loolu sax nekk di xalaat ñaar parce que amoo ci benn pertement yow dañ ne la kaay ñu tabaxal la buñ la tabaxalee ba pare jox la sa caabi nga joxe 25% li ci des ñu étaler la ko pendant 10 wala 14 ans ngay fay par weer lu mu tolloog si kër gi li mu toll ngay fay 25% li ci des ngay fay par weer loolu ngay dëgg-dëgg kuñ ko wax bu la doyul
dara dootu la doy quoi. moo tax nag ñi ci yeexamtalu ñoom ñoo nar a toog ba ëllëg ñu naan pourtant déggoon naa ko fi ma gars yi bëri loolu laa leen wax ñuy reet maanaam waa baax na toog leen foofu ñeneen ñi dañ naan déggoon naa ko fi taw fekk ne loolu ñu déggoon nag moo am nii tey waaw loolu daal la ma ne affaire bi daal noonu la fa demee léegi nag su yàlla defee jàmm bañ defar ba mu pare nga xamante ni ku ci nekk jot nga li nga moom wax naa leen ko nee naa leen kuñ tabaxal ba nga pare bu nga sa 25% boo ko indee dañ lay jox sa titre de propriété dans un premier temps jox la sa clé bind la sa titre de propriété devant le notaire suñu paree nga fay sa li ci des 75% entre 10 ans wala 14 ans soo paree nag ñu bindal la sa titre foncier devant le notaire nga moom sa kër. nee naa leen aussi ku nga xamante ni da nga nekk à l'étranger mënoo ñëw amul benn problème procuration ngay bind su boobaa ki ngay yónni mooy ñëw présenté wu ak procuration ak 25% yi ñu jox ko clé yi comme ni ñu la ko waroon joxe yow nga xamante ni yaa ngi présent après nag ñu bindal la titre de propriété après li ci des moom moo koy àggaleel boppam voilà loolu daal la projet bi la mbagum fi mu ne nii après nag yàlla mooy mottali yàlla na yàlla mottali lépp daal mais lépp daal lu nga xamante ni clients yi laaj nañ ma ko wax naa leen ko waaw wax naa leen ko ci noonu te ñoom ñëpp ku ma ci wax daal lu may njëkk a wax rek danaa ma lii de c'est intéressant rek kenn mësuma ci wax non nii naana c'est intéressant rek lañ may wax donc loolu dal na xel daal voilà moo tax loolu daal moo ne woon léegi nag bon après nag yow yaay xool yéen a ngi nekk foofu yéen tamit yéen a ngi nekk foofu di man damay toog sax ay client am Sénégal lañ may woowee des fois sax man affaire bi tellement adhésion bi day bari ba damay mujj jël yenn yi jox ko gars yi foofu partager ko gars yi nekk foofu ñu jàppale ma si ku mel ni ñoom Baye wala ñoom Mor wala yow noonu quoi donc loolu daal la waaw yàlla xeeb dool yi. kon ñu ngi jaajëfal Baba di la jaajëfal bu baax a baax di kontaan ci yow waaw di xam ne ni le combat kon léegi bàyyi kon ni di profité nag ci occasion bi nag di nuyu Gracia Fall di nuyu maire Sène di nuyu Soxna di nuyu Khady donc di nuyu képp koo xam ne daal correspondant ISIS nga nekk ci pays d'accueil ñu ngi lay jox sa wàccuwaay di la jaajëfal bu baax a baax di nuyu tamit Dominique nag fële ca Islande moo di nuyu aussi la famille Manga di nuyu Mariam Diatou bàyyi amul kenn ku ñu bàyyi donc ñu leen jaajëfal bu baax a baax xam naa ñu def rek mooy li ñuy jéem a jàll nag jàll bi ñu jàll nag mooy dañuy jàll waxtaan tuuti lu jëm ci wàllu soxna yi fële ci Tunisie dafa am benn mbir bu doy waar bu fa am boo xam ne boo ko seetloo yàggul dara mardi passé rek soxna dajaloon nañ pour sox fële ci Zarzis en Tunisie du sud mu nekk lu doy waar ndaxte dama wax suma njóobeen kàddu xam nga dafa neexut nga am sa doom wala nga am sa xarit wala sa frère yàlla def mu di xamoo ci lu mu nekk porte disparu dafa métti xam nga bu ne nit sax diw bàmmele ma ngoog sax amaan ñaan nga koy defar rek teg waaye diw xam fu mu nekk da ngay jaaxle xel mi naan faatu na xel mi naan mu ngi ci ay loxo xel mi ne fan la nekk ndax réerut baa duma wuñ ko baa jàppuñ ko baa dee na baa mu ngi ci jàmm ba lu nekk donc loolu rek beneen souffrance la beneen métit la donc li ni mel moo tax tey soxna yi foofu dajaloo foofu ndax ñenn ñi seen doom moo réeroon ci géej gi depuis 2011 ba tey xamu ci la nekk loolu toll fukki at xamoo ci lan la nekk te dafa doy waar te boo ko xoolee di nga ci diggante boobu ak léegi rek lu mu bon dañuy jàpp ne junni doomu aadama maanaam ay tuut tànk des nañu ci géej gi mu nekk lu doy waar moo tax nag fu mu nekk nag ñoom nag yaay yooyu nga xam ne ay yaay lañ ay sœur lañu ñoom tey ñoo jóg maanaam wodduwaat bu baax a baax bugg jóg nag maanaam nag jëflante ko ak autorités yi ci naka ci ay sit-in ci ay conférence ci ay plaidoyer ngir ku leen jàppale ci information ndax ñoom waxoon parce que yàlla moo yor bakkan c'est vrai waaye ñoom seen problème mooy information ñu xam fi ñu toll fanaa waaw kenn ku ci nekk xam fa nga toogee fooy toogee kenn ku ne xam ndax da nga war a dem jooy sa néew wala war da nga am yaakaar ci moom parce que il faut gars yi jóg ci maanaam bu ko defee léegi ñu parce que y a ce qu'on appelle les inter-agents alarfon mu ngi fi ñi fi nekk bare nañ il faut que état yi ñoom seen jëm bopp aussi ñuy jóg di xool ne kat wax dëgg na yàlla kat dafa am loo xam ne dañ ko warloog seen i citoyens ñoom seen i doom des na ci géej ga ñi des na ci désert ba ñi xamul seen doom nekk waaye il faut que ñu activer service yi bu ko defee léegi ñu mun a saytu gëstu def ay investigation ba kenn ku ci nekk maanaam buñ lëmul kenn ku ci nekk waaye ñu xam au moins
seen doom yi ci lan lañ nekk ndax dañoo des ci géej gi amatu ci ñoom benn espoir wala dafa am quelque part xam ne dañ la fa téye ndax ñoom au moins ñu mën a noppalu loolu nag dañ ci ñaax ñëpp ndax nam dalee tunisiens yi foofu tamit jàppale noonu la dalee yenn Sénégal yoo xam ne ba tey xamuñ seen doom fan la nekk donc loolu il faut gars yi encore di gën a maanaam gën a ñoŋal seen i force waaye war ñu lëkkaloo parce que boo xoolee fii day mel ne forces yi sont éparpillées alors que forces yi waruñ ko éparpillé il faut ñu lëkkaloo doole yi lëkkaloo forces yi te xam nit ki nag amul ku may njabootam mu nekk c'est très important nit njabootam la am mooy kenn ku ci nekk boo xam ne sa njaboot fekkee dafa réer baa mu jaar fu mu war a jaar ba réer bul sax xool ne war a jaar fi waaye li ñu war a xool mooy ki kat dafa réerle nañ fexe tout ba kooku ñu mën a xam fan la nekk pour mën a régler situation boobu noonu mu nekk lu am solo di ci ñaaxaat nag autorité waaye di ci ñaaxaat képp koo xam ne am nga renseignement wala information moom ci koo xam ne réer na wala nga xam ko di xam ne kat ay waajur ñu ngi koy wër surtout ñi nga xam ne ñoo jaar ci affaire migration nañ fexe jàppale ci ndax dafa métti kon nag di jaajëfal nag waa réseau diaspora en ligne ci message yi ñu xam ne ñu ko envoyé bëgg ñu jàllale ko ci info migration ñu ngi ci jaajëf bu baax a baax wala xam ne ñuy def rek mooy jéem a dem fële ci Italie xool représentant ISIS bi nga xam ne mu ngi nekk foofu noonu ca Italie comme ni nga ko waxee ci njëlbeen rek tey dañuy jël ku nekk France jël ne ko muy baaba dégg ngeen kàddu yi jox mu nekk kàddu yi am solo yéen a ko déggul seen bopp waaye nag lu ñuy def nag mooy dañuy dem woo ko nekk Italie bu ko defee léegi mu ñu wax dèjà bu fa liggéey foofu naka la ko Sénégal yi nekk foofu noonu ci Italie naka lañ ko dundee bu ko defee léegi ñu mën a ko dégg moom mu waxal boppam bu ko defee nañ naan olof Njaay naan am nu ko olof li waxee voilà wér di gis bokk ci voilà waaye ñetti li moom yaakaar naa ci laam ñu borom la dàqee quoi kon que quoi salaamaaleykum. allo salaamaaleykum. waaw sëñ bi Mbaye Abdourahmane Mbaye Abdourahmane borom business direct ak Patrac Agro waaw. Ndeye ñu ngi lay déglu waa naka def nag naka waa Italie. ça va na ngeen def. waaw la ligne est bonne alhamdulilah macha allah wala kon ñu ngi lay déglu jërëjëf. D'accord. Le projet existe, le projet se porte bien parce que tout d'abord c'est un projet rassurant en fait. Voilà, parce que ce volet, le mal des immigrés, ñun ñëpp suñu problème moo doon peut-être des fois les gens ont eu des histoires malencontreuses par rapport à l'habitat. Donc moo tax ISIS bi mu ñëwee avec ce système-là, donc c'est un système rassurant bu def que nit ñi vraiment les gens apprécient, les gens s'inscrivent. waaw non seulement Italie rek di ko wër mais même ba Sénégal à travers les vidéos qui ont été faites ak yow nit ñi ñu ngi ñuy interpeller ñu ngi inscrire bu baax a baax ñenn ñi aussi à travers des parents qui se sont inscrits fii ñoom ñoo leen jox lien bi donc ñu dugg ci quoi donc on ne fait que vraiment le projet est venu à son heure mais le projet est venu avec un système nouveau ci ère bu nouveau bu mën a permettre à tout Sénégalais de disposer un toit à la portée de sa bourse quoi donc te loolu mooy li ci ëpp solo je pense voilà loolu daal moom am na y a l'engouement donc ñun ñu koy jaay aussi ñun ñu koy def promotion bi aussi naqariwul ci ñun parce que neex na expliquer quoi c'est très clair limpide et rassurant en même temps merci waa ñu ngi dellu rek di nuyu ñëpp di nuyu toute l'équipe surtout Mor ak yow Mor moom sonal naa ko trop par rapport directeur commercial ma ne ko sonal naa ko trop par rapport ak les inscriptions mais nag noonu la ci liggéey bi la di ñaan yàlla rek yàlla sottal yëpp ci temps yi bañ a tas yaakaar quoi merci beaucoup. jërëjëf Mbaye Abdourahmane gracier ñu ngi lay jaajëf bu baax a baax kontaan nañ ci yow quoi effectivement donc le combat continue comme lu ñu waxoon léegi rek ak Mbaye kii waa ñu ngi lay jaajëf bu baax a baax Mbaye Abdourahmane alhamdulilah macha allah kon jaa ngeen jëf waay nuyu ñëpp waa jërëjëf voilà c'est vrai li mu ko waxee jàmbaar la boo xoolee aussi moo am na yenn mbir yoo xam ne mu ngi koy teg fii yow Sénégal di ci liggéey ak soxna yi mu nekk liggéey bu am solo ci Mbaye business direct boobu noonu ak Patrac Agro jëm ci wàllu céréales locales ak légumineuses ñu ngi ko ci jaajëf bu baax a baax voilà di leen nuyuwaat bu baax a baax di fiddiwaat suñu wala suñu diggante ak yéen di nga xam ne nii rek lañ koy doxalee saa su ne dinañ ñëw wax leen l'information relative à la migration ndax boo ko seetlu fu mu ne noonu comme ñu nga noonu picc nga ca kaw waaye xel maa nga ci suuf tey Sénégal ñu ngi fii ni waaw wax seen xelam ci seen doom yi nekk ci bitim réew waaye ñu nekk bitim réew tamit tey seen xel mu ngi ci njaboot gi ñu bàyyi fii ak ñu ne yili fii tamit donc kon c'est normal il faut que am ay kuréel yu mel nii yoo xam dafay taxaw dox ci diggante bi bu ko defee léegi nag mu nekk nag
loo xam ne dafay dem ak dikk bi mu gën a yomb ci information donc mu nekk lu am solo di leen dellu jaajëf encore waaye itam di jaajëf encore Birame Seck mi nekk fële ci Londres di jaajëfal aussi Rama ak Sophie si ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax donc wax dëgg na yàlla Seynabou Samb ñu ngi ko jaajëfal ñoom Mandiaye Ndiaye bàyyi wuñ kenn ñu ngi leen gërëm di leen jaajëfal di jaajëfal tamit équipe technique bi nga xam ne ñoo nekk TV online 221 ñu ngi ko jaajëfal ak équipe bi nga xam ne ñoo nekk ci réseau international diaspora en ligne lu ko dal ci conception ba ci réalisation yi amul kenn ko xam ne bàyyi nañ ko di jaajëfal tamit suma consoeur Mia ak suma consoeur Ami Diatta ñoom ñëpp maa ngi leen jaajëfal ci rédaction bi ak ci coordination bi rafet na ñu ngi leen jaajëf bu baax di leen jox dig daje ci beneen yoon ci beneen numéro jërë ngeen jëf